asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di feddali kóllëre gi bi dox suñu diggante ak yéen récemment defoon nañ fi ay vidéo yoo xam ne mi ngi wax ci lépp lu jëm ci immobilier ku xool suñu page YouTube di nga ko gis di ñaan ñëpp rek ñu liker ci suuf abonné ci suuf je me présente man la monsieur Mbaye di manager MTM immobilier di def lépp li nga xam ne mooy njënd ak njaay jëmale ci suuf di def tamit gérance de location maanaam ñi nga xam ne dañu bëgg ku leen teel seen kër gérer leen ko ñun MTM immobilier dañ koy def. defoon nañ fi ay vidéo waaye tey dañoo ñëw ndax jamono ji dañoo seetlu ne dafa am lu xew. mooy bokk na ci maanaam mooy nit ñi amatuñu benn confiance ci kenn maanaam ci njëndum terrain ndax xamuñu kañ la ñuy def confiance ak nan la ñuy jëndee terrain ak fan lañ koy jëndee. moo tax ñu ñëw ngir jagleel leen li nga xam ne mooy vidéo bi di wax maanaam nan la ñuy jëndee terrain ci Sénégal. plus loin defoon nañ ko fi waaye tey dañu ñëw wan leen lan mooy arnaque yi. arnaque bu ñu ko waxee maanaam naxe yi nga xam ne mi ngi ci biir terrain yi naxe yi nga xam ne ay doomu aadama ñu ngi koy def ngir maanaam jël alalu jàmbur ci demin bee xam ne du noonu maanaam dañ leen di nax jaay leen ay terrain yi nga xam ne terrain yi day am litige terrain yi nga xam ne dañuy dem ba ci biir ñàkk seen xaalis ñu yéeg ko wàcc tribunal. donc pour éviter loolu dinañ leen limal fi mu toll nii juróom-ñaari point yi nga xam ne mooy point yi nga xam ne actuellement samba boy yooyu ak naxkat yooyu foofu la ñuy jaar pour nax leen waaye point yooyu nag yamul kese ci foofu parce que am na yeneen mais pour l'instant tey dañ leen di wax rek point yi nga xam ne mooy juróom-ñaari ponk yi nga xam ne nit ñi dinañ fa jaar pour nax leen ñu limal leen ko bi ci njëkk mooy lotissement bi ndax ku ne xam ne terrain bala ñu ko jaay dans les normes dañ ko war a lotisser autorisation de lotir li ñuy wax autorisation de lotir waaye autorisation de lotir boobu dafa am ay jaar-jaar yi nga xam ne war nañ faa jaar pour mën a dagg pour jaay ko masalan tey ji nit ki bu amee 2 hectares wala mu am 1 hectare balaa mu koo jaay dagg di ko jaay war na mën a jaar ca jaaruwaay ba pare jaar urbanisme jaar fa mu war a jaar maire jaari impôt ba maanaam ndawul buur ne ko ah yow mii kat génn nañ la li ñuy wax autorisation de lotir ndax balaa nga ko déposer am na looy déposer lu ci mel ni ay PV ndox meeg PV courant bi et cetera bu paree nag état maanaam ndawal buur jébbal ko li ñuy wax autorisation de lotir wax ko ne que léegi kat mën ngaa dagg maanaam tool bi wala mën ngaa dagg espace bi def ko ay terrain mën koo jaay loolu la ñuy wax autorisation de lotir mais ñenn ñi li ñuy def mooy dañuy lijjanti ay këyit ñëw jaay la te maanaam bërëb ba nga dëkk yow amul autorisation de lotir. autorisation de lotir boobu waa urbanisme ñoo koy délibéré la mooy danger bi bis boo jëndee kër bi nga xam ne amul autorisation de lotir ñu jox la délibération yow boo bëggee wut bail wala nga wut titre foncier da ngay am problème duñ la ko mën a délibéré parce que à moins que ngeen bëgg a gudd loxo lool te gëmuñu sax war na mën a nekk. donc booy jëndati kër gars yi mooy premier arnaque bi nga xam ne arnaque lañ koy tuddee parce que naxee la. yaa ngi jaay nit ki mu leeral li nga koy jaay yow ëllëg doo ko wax ne waxoo ko ne mënoo am titre foncier di yenn saay sax maire yi ci boppam ñooy dem arrangé wu comme que acte 3 de la décentralisation da leen a dooleel ñu ciy laxas lee xam ne bokku ci dem lijjanti ba mën a maanaam jaay ay bërëb yi nga xam ne amul autorisation de lotir koy boo jëndati terrain laajteel ndax am na autorisation de lotir loolu mooy premier point bi nga xam ne naxekat yi nañ ko naxe. Deuxième point bi dafa toog ci livre foncier bi ku ne xam ne terrain bu nekk bu dee par exemple ay terrain yi par exemple domaine national boo demee ca li ñuy wax mairie ba dafa am bu ñuy wax livre foncier benn téere bu mag bee xam ne bépp terrain ba nga xam ne bu fa nekk am na tur am na numéro am na ku ko moom léegi livre foncier boobu ci la yëpp nekk moo tax point boobu ñu leen koy gaaral surface bi si la nekk ñenn ñu ñuy def arnaqueurs yi dañuy dem def le tour
pour wut lu ñuy wax acte dañuy wut acte dem wut acte maanaam wut këyit bu ñu wutee këyit mooy papier bi këyitu kër gi dañ koy lijjanti ba pare dem lijjanti cachet ku ne xam ne Sénégal léegi yomb na ndax am na ñi nga xam ne toll nañ fee xam ne boo leen fayee ñu defal la cachet ñu dem lijjanti signature ndax dégg nañ fi coow lu bari lay xam ne ci dañoo imiter cachet jàmbur dañoo imiter signature jàmbur ñoom lu ñuy def dañuy dem yi nga xam ne ca livre foncier ba maanaam yi nga xam ne nekkul ci livre foncier bi ñu jël ko di ko jaay noonu la ñuy def bu ñu xamee ne këyit gii lii nekkul tey jii këyit gii nekkul ci livre foncier bi ñu dem jël ko maanaam lijjanti di ko jaay kon donc point boobu ñu bàyyi ci xel lool parce que doy na waar trop parce que da ngay gis kee xam ne day ñëw terrain xool ñu wër parce que dañuy wër xool terrain yi nga xam ne amuñu kii nekkul ci livre foncier bi ñu jël di ko jaay loolu mooy deuxième point bi nga xam ne dañ ko moytu ci la ñuy nax nit ñi. troisième point bi mooy terrain bi ak document terrain bi mooy terrain bi ak document terrain bi mooy troisième point bi terrain bi ak document terrain bi mooy lan buñ ne terrain bi ak document terrain bi dafa am xam nga waxoon nañ ko fii sur le plan immobilier dafa am la vérification physique et la vérification administrative mooy maanaam da ngay dem vérifier ndax terrain bii ñu lay jaay ak këyit gi ñu lay wan benn la masalan tey jii su ma ñëwoon tey jii ne la terrain numéro 53 dama la koy jaay yow miy jënd na nga am yeewute xool ndax terrain 53 boobu mu lay jaay këyit ay këyit la wan ne la kat ñoo indi ba terrain la terrain bii kat mooy jaay waaye da ngay def say vérification ndax xool ndax këyit gam la wan ak terrain ba mu la wan méngoo nañu loolu lu jar a mat a xool la loolu nag lu ciy dimbali mooy ne da ngay boo defee say vérification mairie ba pare da ngay jël li ñuy wax géomètre agréé jox ko plan de masse bi géomètre agréé bu privé waxuma géomètre ba nga xam ne ka lay jaay moo la koy indil déedéet da ngay jël géomètre ba nga xam ne yaa koy jëli feneen boo ko indee ñu jox ko plan de masse bi mu xool ndax yow terrain bi la bëgg waa ji bëgg a jaay ak këyit yi mu la wan méngoo na loolu nañ ci bàyyi xel parce que ñu bëri ñu leen ciy nax ci côté boobu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax loolu mooy benn point ndax bu ñu mën a wax lépp dañ koy résumer rek ndax xam naa bëgguñu vidéo bi gudd mais yeneen i vidéo dinañu gën a toj ak bu amee ñi nga xam ne am nañ ay questionnaire ñu envoyé ñu ko fii ci suuf ci commentaire yi wala ñu envoyé ñu ko suñu numéro téléphone. quatrième point bi mooy lan mooy sur le plan li ñuy wax la désaffectation affecté désaffectation ndax terrain ku nekk bu ñu nee affecté mooy jox nañ la ko attribué nañ la ko waaye dañuy expliquer xam nga état bu la mairie bu la joxee terrain da nga ko war a mettre en valeur mise en valeur bi mooy nga def lu mel ni ay panneaux de signalisation clôturer ko bu la neexee def fa puits maanaam teen bu la neexee def fa clôture def fa daal lee xam ne ku ñëw dinañ xam ne terrain bi am na moomeel loolu la ñuy wax mise en valeur d'un terrain da nga koy mettre en valeur loolu boo ko deful état ñu jaay la ko pendant 2 ans ñaari at defoo ko mairie ba dafay nangu maanaam li ñuy wax mooy terrain bi dañ koy désaffecté affecté désaffecté dañ koy moom nekkatul sa moomeel 2 ans te déclaré woo ko loolu danger la boo jëlee terrain da ngay dem déclaré ko mairie ci livre foncier ba astafurlah boo ko jëndee da nga koy mettre en valeur déclaré ko mettre ko en valeur bu ko defee maanaam bu mu egg 2 ans yooyu ndax bu passé 2 ans yi rek yow maanaam dañ koy désaffecté léegi nag gars yi nan la ñuy def dañuy def le tout pour xool maanaam kër yi nga xam ne mairie daf ko désaffecté maanaam ci kiwut moom ku ñu doon expliqué léegi ñoom ñu fexe jaar ci suuf defal ko ay këyit waxoon naa ay mbirum cachet léegi wutal ko cachet wutal ko signature ñëw jaay la ko te fekk na mairie jaayoon na ko mais kañ ko jaayoon dafa toogoon 2 ans déclaré wu ko léegi yow boo demee di ko déclaré ñu ne kër gi kat yow maanaam fi mu toll nii amuñu autorisation jaay ko fekk mairie daf ko désaffecté woon xoolal loolu mën nañ ci nax ku nekk kon donc ñuy def très attention mu doon point bay xam ne point bu am solo tamit ñu ciy bàyyi xel beneen point bi mu ñëw ci da ngay dégg yenn saa ñu naan terrain jaay nañ ko diw jaay ko diw jaay ko diw jaay ko diw loolu mu doon lee xam ne affaire bu yéeme la loolu lu koy indi mooy terrain boo ko jëndatee da ngay dem nga muté ko terrain boo ko jëndatee ci saas yi demal nga muté ko mutation mooy àndal ak kala ko jaay mu jël këyit ya ngeen dem ca livre foncier ba bu ngeen fa demee ñu dindi turam
bu dee coopérative moom da ngay dem ci président de coopérative d'ailleurs sax dañuy wax ci coopérative yi après nga dem ci président coopérative bi ñu dindi turam def sa tur ci livre coopérative bi après dem ngeen déclaré ko kon donc terrain boo ko jëndatee da ngay daw muté ko ndax boo ko mutulew mën la ko jaay waaye dem jël beneen copie gém la jaayan copie ko dem jaayat ko keneen kon donc kañ ko njëkk a jaay kañ njëkk a déclaré mooy am terrain da ngay dégg ñenn ñi naan jënd naa terrain gardé naa këy te maanaam mairie ba maanaam déclaré mi def ñu mutation ba ak fu mu mën dem même bu nekkee titre foncier moom li ñuy wax dañ ci wax d'ailleurs kii moo koy jaay notaire ak bàyyi mais daal terrain bu ñu la ko jaayatee demal nga def mutation loolu mooy indi jaay nañ ko diw parce que ñoom ñëpp ñu ko jaay dañuy yaakaar ne am nañ terrain te maanaam amuñu terrain defuñu mutation bi dinduñu si turu ka leen ko jaay def ci seen tur. Enfin beneen point bi ñuy arrêté ndax mun ñu lim lépp mooy li ñuy wax héritage actuellement gis nañ ci problème yu bari récemment ñun daaw dal nañu parce que mais bi ñu demee ba vérifier après dañu reculer waat ndax héritage bi muy demee mooy dafa am ku am kër bu amee kër bàyyi fi ay doom léegi doom yooyu le temps que ñuy xalaat ci mirage beeg yooyu day am ku yollee ko en général jël kayitu kër gi wala copier ko wala def na ne sama bàyyee ko moomoon xam nga ne kayit kër bu ñu la ko indilee ne sa bàyyi moom nga xool mu ñu xam ne diw kat doomu diw la woon wala ba ki mooy bàyyam mu jaay la ko yow da ngay yomba nax mais nu ñuy def ñenn ñi dañuy rocceeku samba booy yi nekk ci biir kër yi dem jaay kayit jëm kër gi léegi nag bu nee ba ci biir yow nga yaakaar nga am nga kayitu kër am nga kër yow bu ñu ko jaay fekk boo demee ci kanamu juge da ngay perte parce que kayit yi kenn héritage la moo tax toujours këru héritage ñu lañ koy conseillé na jaar tribunal mu leer na la balaa ngaa jënd kayit bi na la leer ne tribunal maanaam jaar na fa certificat de non opposition ak certificat d'identité bépp nañ ko am bu ñu ko amee yow bu ñu la jaayee kër gi loolu ngay vérifier donc ku ci gën a bëgg am côté boobu la leer nga maanaam da ñuy contacter wala ñu def ci commentaire yi ñu gën la expliquer ci point yooyu donc loolu mooy point yi nga xam ne ñu ne woon ñu indil ko waa ñi nga xam ne ñooy suivre MTM immobilier mu doon lu am solo lee xam nañ ci bàyyi xel bu baax a baax lii nag gën na concerner lu ci délibération yi parce que actuellement suuf dafa yëngatu lool te jamono ci nit ñi li ñuy jooy loolu la jël sa xaalis xam nga ne 1 million du 1000 francs million du 1000 francs nit ki la jël xaalisam jox la ko wóolu la ngay minam yow mi te danaa wax foofu suñu mbokku courtier yi nañ ci gën a góorgóorlu sa client boo ko amee mu wóolu la ne lay wutal ma teg ko ci ay loxo yu wóor bu ko defee nga xool sa diggante ak sa borom donc ñuy gërëm ñëpp leen wax ne c'était Michel Mbaye le représentant de MTM immobilier comme ni ñu ko waxoon sànq ci waxtaan bi doon na agence bi nga xam ne cabinet bi nga xam ne yéen la fi nekkal lépp lu ngeen am li nga xam ne jaaxal nañ leen ci maanaam mbirum immobilier duñ ay juriste waxoon nañ ko fi mais ñu ngi liggéey ak ay juriste yi nga xam ne maanaam wax dëgg yàlla ñi laaya biir foofu donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp leen wax ba beneen yoon asalaamaaleykum